jërëjëf Mouhamed Kandji ñu ngi leen nuyu ku nekk turam ak santam di leen dalal ci studio iRadio ITV di am mbégte di dalal Pape Demba Thiam comme ni mu ko waxee sànq kenn du ko présenté Sénégalais yi ndaxte économiste bu xarañ la te tamit nekk spécialiste de valeur xam réew nu muy doxee économie nu muy doxee surtout naka la économie bi am na njëriñu population bi Pape Demba Thiam ñu ngi ñu ngi lay dalal suñu studio gis nañu gaynde yi gagné nañu Coupe d'Afrique des Nations gulet mu am ko ñëpp génn. Sénégal yi kontaan ci àdduna bi yëpp ñu dégg ñuy wax Sénégal di ko situer di wax parce que 65 ans après l'indépendance guleet Sénégal am raay bu mel nii d'abord ban en tant que sénégalais ban jàngat nga ci am. asalaamaaleykum Alassane maa ngi nuyu mbokku Sénégal yëpp mbokku Afrique yëpp parce que dafa mel na ndam li moom du Sénégal rek moo ko moom dafa mel na Afrique yëpp moo ko moom. mais comme li ñuy def ngénte la parce que dañu am bébé boo xam ne dañ ko yàgg seenu ñu ngi koy soog a am mais ngénte bi tamit dafa jur dëj parce que am na ñoo xam ne seen bakkan rot na ci. donc maa ngi bala ma mën a wax dara foog ma jaale ñi nga xam ni ñoom ñoo fi ñàkk ay bakkan. dëgg la massawu seeni waajur. seeni mbokk seeni xarit. te ñi nga xam ni tamit gaañu nañu am nañu ay gaañu ci événement bi. ci euphorie bi. yal na leen yàlla may tan ñu jóg ak jàmm ak salaam. amiin. cela dit man dafa am plusieurs affaires yoo xam dafa ma interpellé ci loolu. Premièrement dafa mel na ni dafa meloon ni Sénégal da daan football ak benn équipe boo xam ni bokkul ci Afrique walla bokkul ci même planète bi parce que ni ñu ko célébrer ni mu rëyee ak ni mu xarañee ak ni ñu ci jàppee. du Sénégal rek lañ ko célébrer fu ma toll nit ñaa ngi may bind di ma ndokkeel Nouakchott gaa yaa ngi génn ci tali bi. Bamako gaa yaa ngi génn Kinshasa bàyyi ñu génn lu ma ci jëkk jàngat nag mooy c'est parce que ñëpp dañuy identifié wu seen bopp ni sénégalais la ñu tey te li leen teg sénégalais mooy ndam c'est-à-dire que dañu namoon lu baax dañu namoon loo xam ni mën nañ ko tiitaroo dañu namoon loo xam ni mën nañu sagal loo xam ni. ñëpp mën nañ ko koddaan lu àddina bi ñëw yëpp. loolu moom mooy que bu ñu ko jàngaatee dëgg-dëgg dañu war a xam ni war nañu wut toujours ndam loo xam ni mooy tax ñëpp àndandoo. beneen jàngat bu ma ci am mooy c'est la première fois bu yàgg ma gis daje bu bare Sénégal te gisuma fi ay chars de combat taxaw ci tali bi. ma gis président de la République toog ñëpp wër ko kenn waxul affaire sécurité. kenn xalaatul ku ko mën a gaañ walla ku mën a gaañ keneen loolu moom mooy li ko indi mooy parce que dafa ànd ak peuple bi nag boo ànd ak ñoom ñu ànd ak yow gis nañu opposition ñëpp dajaloo boo ko xalaatee lu mu jëkk indi mooy ba fi Covid bi jëkkee ñëw président génn ni dafa bëgg Sénégalais yëpp dajaloo. ñu jàppaloo ko ñun ñëpp ñu jàppoo xeex mbas mi ñëpp ànd ak moom. léegi même chose la indi tamit ñëpp ànd ak moom donc kooku mooy ñaareelu jàngaat bi ñetteelu jàngaat bi mooy lu gën a tax nit ñi jàpp Sénégal c'est parce que victoire bi dañ ko liggéey ko dégg nañu commentateur yu bëre ñu naan Sénégal ni mu dooree baaxul nii nañuy tig mais dañ doon jàng Sénégal dafa wone équipe bu Sénégal dafa wone dafa jël expérience ci groupe d'expérience bi daf ko tabax depuis le début match bu nekk mu jàng ci dara ba toll fi mu war a toll ba yenu ndam bi man li ma gis mu jouer kooku équipe bu coupe du monde la. parce que dama gis joueurs yoo xam ni seen football amul benn déchet mësuñu douter chaque fois dañuy jéem a seet lu erreur bu am ñu corriger ko continuer réew tamit noonu lay jàngee. parce que expérience ak xam-xam boo ko jàngul mënoo ko utiliser. Quatrième chose bu ma gis mooy sénégalais yi joueurs yi fi nekk yépp am na ñoo xam ni même juddoowuñ fi te bu njëkk bu fekkee ni da daan football ni day bëgg dem sol maillot France wala sol maillot feneen mais am na ñoo xam dañu simmi maillot France pour ñëw footballal Sénégal loolu mooy jom dafa dellu si ci dëkk bi te dañ ko ñàkkoon. dañu ñàkkoon jom boo xam ni suñuy doom yi ku fi ñëw ni da nga bëgg jàppale Afrique ñëw gis fi yëfu golo nga daw dem léegi dañu tàmm jokkoo ci réseaux sociaux yi
xam lan mooy potentielu Afrique ñoom ñëpp am fierté nekk africain loolu moo tax weccoo yu ñuy weccoo ci réseaux sociaux yi ak jàngat bi indi tout cet esprit de corps là bu tax que nit ñi am fierté ñi ñëw dañuy footballal Sénégal ñu yokk ci beneen affaire boo xam ni Aliou Cissé nit ku ñuul la Aliou Cissé nit ku ñuul la suñuy doom la suñu rakk la suñu mag la suñu mbokk la loolu moom mooy man terewuma kenn mu ñëw jàppale dëkk bi mais dañu ko dénk doomu réew mi wóolu ko respecté ko ba pare mu jiit ñëpp loolu moo indi ndam bi looloo tax ñëpp am fierté gis entraîneur boo xam ne nit ku ñuul la sénégalais la moo ñu yóbbu fi ñu toll sixièmement nag moom mooy njiit Aliou Cissé dafa wane njiit parce que njiit doo fiir njiit doo siis njiit da ngay xajal ñëpp da ngay bokk ak ñëpp Aliou Cissé dafa jël koo xam ni am na talent am na njëriñ ci gis-gibam mu dugal ko parce que benn détermination la ñu amoon mooy yëkkati Sénégal gagné coupe bi 6 enseignements yooyu buñ ko jëlee. jéem ko dugal ci affaire développement économique et social suñu dëkk naat. c'est-à-dire loolu est-ce que mun naa nekk modèle économique solide à travers le sport bu viable. xam nga modèle boo mënti gis li ñuy wax paradigme dama koy bañ a utiliser parce que nit ñi dañ koy wax ku nekk day wax paradigme te xamul luy paradigme. paradigme mooy li nga xam ni modèle de pensée la boo xam ni da nga ko defar ngir li la yëkkati li nga xam ni mooy sa soxla li nga xam ni moo tax nga jóg bu fekkee ni léegi li tax nga jóg mooy nga defar réew mi. booy xëccoo pouvoir wala ngay opposition mooy nga defar réew mi kooku mënoo siis boroom xam-xam mënoo siis ku am njariñ boo ko siisee rek c'est que am na leneen lu yëkkati du dul loolu. donc paradigme bu boobu changement de mentalité changement modèle comportement boobu la ñëpp war a am parce que bu fekkee ni léegi ñun dañu jóg ñun ñëpp ni defar réew mi rek moo tax ñuy xëccoo nguur moo tax ñuy xëccoo politique mais kooku mënuñu rayante ci biir. mosoo gis conseil d'administration boo xam ni société bi nit ñi dañu bëgg yokk profit yi ku am xam-xam toog boole ci ñu ni ñi kii du ci bokk parce que du mbokk du lii wala loolu boo ko defee rek. c'est parce que defar réew jëkkatiwu la léegi nag dañuy toll foo xam ni mouvement bi nga gis ni xale yi moom la ñu jël ba am ñoo xam ni dégg nañu fu mënti doon di ko xëccoo naan dañ ci bëgg a bokk mouvement boobu c'est un mouvement irréversible lii Sénégal victoire am indi mooy nouveau panafricanisme même panafricanisme boobu moom moo gis nga gis ay soldats ñëw ñu jaaxe réew ñu jaay doole ay nit normal constitution dëpp kees xale yi ñëw wàcc ci suuf soldat jël pouvoir ñi ñuy tàccu leen kooku doole du affaire doole affaire xel la kooku da ngay teey dellu seet sa bopp ni même boo commencé di leen dóor réglé woo dara parce que léegi xale yi dañu ni léegi nañu demee ba jël coupe d'Afrique nañu demee ba def ko ba ñëpp dajaloo célébrer ko noonu la ñu bëgg def pour que ñu defar seen réew. même buñ la dénkee nguur dénk la ko pendant 5 ans wala pendant 7 ans wala mandat bi nu mu mën toll léegi kenn amatul jot naan da lay bàyyi nga saaxee ko def lu la neex ba 5 ans après ñu ñëw di def médecin après la mort. mais est-ce que li xew ak Lions yi ci fii ci Sénégal indi na benn déclic benn saut qualitatif. ci lu ñu war a def naka la ñuy mun a gérer loolu mu bañ a retombé wu te mu bañ a yàquwaat. loolu moom mooy bu ñu ko bëggee gérer il faut ñu réaliser que déterminant yi nga xam ni moo tax ba ñëpp dajaloo déterminant yooyu waruñu ko bàyyi. dañu naan fu ñu toogee ba opposition pouvoir jeune sénégalais muy wax wolof ñëpp dajaloo loolu moom mooy dañu war a seet léegi. kooku leçon la pour ñu seet léegi lan moo war a fexe léegi ba ñu dajale waat or nit koo mënti gis ci këru àddina doomu aadama boo mënti gis bu yeewoo suba bala muy wuti luxe bëgg na lekk bëgg na naan bëgg na faju bëggul liw bëgg na am tamit kër gu mu dëkk loolu lu ko mën a indi mooy économie développement économique moo mën a indi kaaraange ci réew moo mën a indi tamit richesse yoo xam ni mën nañ ko bokk
te richesse boo ko créé wul mënoo ko partager parce que boo koy partager di ko pasare te créé woo ko mooy da nga koy leb te boo koy leb yaa ngi tay la yeneen i truc donc loolu la ñu war a seet léegi même détermination bi Aliou Cissé wone chef d'équipe ku fi mën a jiite Sénégal bi que tu te comportes comme un chef d'équipe comme ça ni yow lu la yëkkati moom mooy defar réew mi te képp ku ci loxoom mën a dugg di nga ko ci dugal parce que loolu moo la yëkkati. Donc changement de paradigme fondamental boobu ñu wone parce que pourquoi on va changer une méthode qui gagne la méthode qui a gagné mooy méthode bi nga xam ni moom moo tax ba ñëpp dajaloo mais mënoo construire dëkk te dajaloo ñëpp derrière toi man dama am sama benn patron bu ma doon wax Suisse mu ni ma Pape loo jëkk a gis yoon wi nit njiit bu nekk foog mu am ñu topp ci gannaaw te boo bëggee ñu topp nit ñi topp ci gannaaw da ngay mel na ñoom. dëgg leen di yëg wàcce sa bopp xam ni seen jaam nga mais doo seen buur. tous les jours dee ci bàyyi xel deel dajale. d'ailleurs looloo taxoo man boo gisee du ma dugg mukk ci ay émission télévision gis nga bataille may refuser ay émission télévision xam ne ay controverse la wala ay dàggante la wala ay xasante la. xasante boobu ak dàggante boobu la ñu war a bàyyi. du am jàngat. waaw léegi man yàgg naa wax naa ko defe naa sa plateau bés. ni lu ñu war a def mooy ay assises nationales suñu dëkk ba ma ko génnee yàgg na terme boobu terme refondation ba ma ko génnee yàgg na ma jox la benn exemple. gisaguma texte finalu suñu changement de constitution mais bi ma gisee attendu yi ma ci gis déterminants yi dañ ni léegi dañuy changer suñu constitution parce que dañu am paradigme bu bees mooy développement économique mais kooku c'est pas anodin kooku ça m'a heurté violemment loolu mooy suñu constitution li ñu fi toog ba ñu indépendant ba léegi jubluwul woon ci affaire développement économique mais développement économique mooy tax réew am jàmm. mooy tax ñëpp bokk dara. mais bu ñu gisee xale yi comme ni nga ko waxee ñu génnee bari ci mbedd mi au-delà de la joie au-delà kontaan bu ñu kontaante dafa am benn ay attente yi xale yi di exprimer ci seen joie boobu. waaw mais kooku c'est ce qu'on appelle si tu veux nobu gaynde nobu gaynde baaxul parce que nobu gaynde day indi émotion boo xam ni bu la gaynde gi nobee da lay won doole boo xam ni da lay fóon da lay étouffer sax. mais bés boo ko décevoir musiba am loolu moom moo ñu war a comprendre que même détermination bi leen génnee sur le plan émotionnel mën na leen génne ëllëg bu fekkee ni gisuñu lu leen doy. naka la ñuy jël émotion boobu daf ko force économique sociale pour Sénégalais bu nekk foo nekk ci réew mi nga yëg ko. loolu moom mooy foog nga créer plateforme boo xam ni da nga décider ni léegi dama bëgg defar dëkk bi. que muy opposition muy société civile ku ci am xalaat ku ci am loo mën a yéene dëkk bi nga ñëw bokk ci ñu ubbi ko mu leer nañ transparent xale yi gis ci seen bopp parce que mës naa wax bés président Macky Sall bi ñu toogee Kigali mës na ma ni expliquer projet bi ma ni ko mais projet yi ngay def yu ci bëre baax na mais ku ko xam nit ñi foog nga dugal leen ci train bi nga xam ni moom ngay dawal parce que bu ñu toogee ci yow ak même autorail bi nit ñi ngiy jël jóge Dakar ba Saint-Louis xam nañu 270 kilomètres yi def ko mais du ñu yàkkamti parce que xam nañ fi nga leen jëmee donc bu fekkee léegi da nga créer situation boo xam ni nee nga da ngay def ay waxuma bëgguma utiliser mot assise nationale mais sama wolof moo demeetul noonu mais nga teg jataay boo xam ni nee nga sectoriel bu nekk waxuma ay affaire conseil interministériel yooyu parce que affaire bureaucratie la te ñu bëre dañ koy caporaliser jéem a dugal njiitu réew mi ci affaire jay ak affaire géwalu ak affaire yu mel noonu. maanaam dama wuti Sénégalais bu nekk xam-xam bu mu am ci loolu. waaw indi ko teg ko mu xalaat ci. parce que bu ñu gisee équipe bi par exemple nu mu mobiliser intérieur ak extérieur Sénégal. am na ay Sénégal nag bitim réew. ay xam-xam lañu ay kàngam lañu ñoom ñëpp war nañu mënul boole ci yi fi. modèle baa ngi noonu Alassane parce que léegi kooku organiser que c'est pas compliqué nit ñi boo leen yaatalee ñu ñëw Sénégalais benn mandarga la am. Sénégalais fu mu dajeek yow même bu doon Japon la bu lay gis bëgg la for wan dafa bëgg mbokkam. Sénégalais dafa bëgg Sénégal Sénégalais dafa bëgg nit même suñu gan yi bu ñu ñëwee suñu kër dañ naan mais Sénégalais boo duggee mu dugal la lu nekk mu may la ko. dañuy yëwan dañu am générosité donc Sénégalais boo mënti gis këru àddina bëgg na defar réewam donc léegi ñi nga xam ni nag ñoo bëgg ni dañu bëgg def politique mais politique du politique.
politique boo ko bëggee def c'est parce que da nga war a jëriñ nit ñi da nga naan damay ñëw jaamu askan bi mais mënoo jaamu askan bi ñu ne la lii boo ko defaree mën nga ci gindi ay millions emploi kooku nga demooyu ko. oui. boo loolu mooy yëkkati réew defalu la. donc bu ñu bëggee jàmm ci réew bi parce que démb jàmm moo fi am malgré le fait que mu am ay bakkan yu rot bu jàmm amee ñëpp foog ñu fenc or nit nag bu jàngul alxuraan mënu ko tari mais foog ñu am coobare bi am yéene bi décider ni dañuy dajaloo ñun ñëpp ku ni am nga proposition ñu ni sa proposition yi ni won ko say nawle ñu seet nu mu mën demee tagg ko discuter ci man maa ngi gis affaire CAN bi ñu ngi naan Sénégalais 17 millions d'entraîneurs mais c'est formidable. Oui. parce que y a eu le débat pourtant am na ñu bëggoon choix bi am na ñu bëggul woon choix bi Aliou Cissé déglu leen ñoom ñëpp stoïque. def li mu war a def ñi doon contrainte ñëpp d'accord nañ mais loolu débat foog mu am débat moom loo tax américains yi am lu ñu tuddee brainstorming canadien américain di ko traduire rek tempête de cerveau loolu moom mooy dañuy dajale xel yi mais bu dee yow da nga bëgg ku am xam-xam nga dàq ko parce que da ngay ragal mu feeñ bu fekkee da nga nekk buur bu siis wala da nga fekk soq yi nga xam ne ñoo la wér dañu siis ñooñu dañ lay lor parce que li ñuy wone démb ci marée humaine. gis nañ ko fi mais dans d'autres circonstances mois de mars. waaw gis nañ ko fi au mois de novembre luñ ci mën a génne rek mooy boo bëggee dajale nit ñi dajale leen ci jàmm ak salaam loo xam ni bëgg nañ ci gis sa bopp loolu nag expérience la expertise la xam-xam la njiit bu doy la njiit bu yaatu la njiit bu siisul la njiit bu mën a uuf njaboot. waaw normalement comme ni nga ko waxee ñu ngi jëm ci gouvernement bu bees di xew na te xalaatuñu ko woon Sénégal dina gagné coupe bi est-ce que justement li aspiration Sénégal am ci génn beeg yooyu mën nañ ko mën a retrouver ci nouvelle équipe bu ñu mettre en place si yooyu mën nañ ko mën a gis. ça dépend toujours lan mooy yëkkati xam nga nit ku nekk boo jógee dafa am lu la yëkkati. bu fekkee jëlee nañu lu ñu waxul. waaw ci xale yi ci xel bi. mais xale yi ku xamatul léegi nii kenn mënu leen lor ñu seetaan la ku xamatul ni léegi xam nañ li nga xam ni mën nañ ko defar ci dëkk bi te defaruñ ko kooku ko xamul waxuma sax autiste nga xaw ma ban modu nit nga doon loolu mooy koo xam ni Iblis daf la jay parce que li ñuy wax Jupiter rend fou ce qu'il veut perdre da lay tëj buntu yëpp da lay lëndëmloo li tax léegi xale yi avant xale yi dañ daan ñëw bu ñu ñëwee gis dëkk bi mu doy waar ñu daw. mais léegi xale yi dañ dëkk bi seen dëkk la moo tax ngay jógee ñoo xam dañuy ñëw pour investir ci dëkk bi te ñooñ dañu xam lan mooy état de droit man maa ngi fàttaliku ay doom yoo xam ni même boo waxee dara sax ñu la mais tu l'as mis au tribunal tu as porté plainte wala yu mel noonu léegi moddu xale yooyu ñoo jokkoo ak seeni cousin ak seeni sœur seeni xarit yi fi nekk ñëpp commencé am même esprit de corps donc mënoo leen ignorer te la meilleure manière de les contrôler c'est de ne pas les contrôler bàyyi leen ñu laaj li ñu soxla yow nga yeewu suba jublu ci ñoom loolu boo ko xalaatee ni gouvernement da nga bëgg defar man affaire gouvernement d'union nationale sama yoon nekku ci man je pense que pensée monolithique dafa amul njariñ ci dëkk. bu fekkee nit ñi dañuy ñëw teg constitution bi ci yoon dugal ci constitution bi ni fondement constitution bi mooy développement économique nga ni développement économique da nga koy baser sur la transformation des ressources inscrire que dans la constitution fokk mu am mode liggéey boo xam ne noonu nga mën a liggéey te mënoo ko wàcc parce que boo ko wàccee daan nga constitution bi te boo daanee constitution muy haute trahison loolu moo la ñu war a def suñu bopp ni léegi bu ñu bëggee defar gouvernement ni léegi développement économique moo ñu yëkkati foog ñu am ay fondement yoo xam ni mën nañu indi ci développement économique génne stratégie boo xam ni ñëpp dañ ciy d'accord mënoo d'accord ak lépp ci stratégie dans les détails mais les lignes directrices foog mu feeñ te foog ñu tënk ko ci constitution bi de telle manière à ce que même parti politique bu taxaw wala gouvernement bu fi ñëw ni da ngay defi ay contrat wala da ngay defi loolu foog mu am répondant mu am résonance mu mën a nekk le reflet des orientations paradigmatiques qui sont inscrites dans la constitution donc man bu ma doon président mais man dama ni ku ñu fal yaa war a jiite mais nag du tax duñ la laaj compte reddition des comptes moom dafa war a am waaw parce que alalu mbooloo moom boo ko yoree foog nga wax ñu loo ci def kooku kenn mënu ko bañ mais
mënoo ñu ne dañ lay bàyyi rek pendant longtemps ngay ñëw nit ki xam ni yaa ngi koy lor que peut-être que dans 2 ans il n'existera plus parce que dee na fajuwul deful yooyu mu lay seetaan donc évaluation en temps réel rectification en temps réel c'est ça la démocratie directe li taxoon gilets jaunes yi génn fi naan dañu bëgg référendum d'initiative populaire comme di am Suisse en France looloo tax parce que dañ ni yow bu ñu la falee pendant 5 ans yow nga di jox nañ la caabi jox la choc en blanc loolu la nga def mais am na ñoo xam ni 5 ans yi duñ ko fekke moo tax ñu ni léegi ñun dañuy bëgg bu fekkee ni da ngay def dara ñu mën ci wax mu mën a am rectification mën a am évaluation loolu nag foog mu am transparence mais fondement bi daal léegi moom mooy wane nañ ni on peut mobiliser le peuple sénégalais et les peuples africains avec une vision des intérêts nationaux qui sont communs parce que une nation c'est une communauté de destin. mais est-ce que force bi ñu gis mi mën nañ leen mobiliser pour wutal leen xëy am ay modèle xale yi am fu ñu liggéey am fu ñu téye parce que ñu si gën a bëri tam bu ñu génnee ci biti dañuy projeter seen espoir ci joueurs yi seen réussite. moom bëggal nañu seen bopp réussite boobu xale yi ce qui est très légitime. est-ce que instant bii nii mën nañ jël force boobu créer ay espace fu xale yi am fu ñu daanee seen doole. waaw mais loolu yàgg nañ ko wax Alassane combien de propositions la fi nit ñi def publier ko ci journaux wax ko ci sa plateau wax ko ci yeneen plateau te kenn faalewu ko c'est-à-dire que xam nga la ñu war a bàyyi doo daqe ak naxante li ñu woon démb nit man sam papa daf ma daan wax yàlla dafa créer lépp mu nekk genre dualité dafa mel na bits yi ñi am digital 0 ak 1 loo gis am na plus am na moins pièce boo gis am na face ak am na moins waaw loolu moo am ci àddina donc boo gisee dara bu ci naagu bu ci ney Nietzsche dafa daan wax naan toute évidence mérite d'être niée lu ma ci gis man mooy il faut regarder dans le millefeuille énergie bi mi ngi fi volonté de travailler mi ngi fi man gisuma dëkk bi ku fi bëggul liggéey mais bu ma déggee bala may dee ñu naan waaw parce que formation amul ban formation xanaa boo bëggee am formation nga am opportunité liggéey il faut que l'économie produise des opportunités te loolu mën nañ ko def mais il faut que ñu bàyyi ni dañuy dajaloog ñi nga xam ni ñoo mën a assurer ay victoire politique pour seet nan la ñuy jafandoo mënatul am ci benn dëkk en Afrique actuellement nen rek la ñu mën a jafandoo moo ñu dajaloo ñun ñëpp defar dëkk bi kooku bu ñu ko defaree mais booy ñoo ñu gën a mus liñ jàng ñun booy liñ jàng ñun jànguñu ko rapidité bi nga xam ni moom la booy di jàngee ñun amuñu ko ñoo ñu gën a xam fuuf ku defe ne nag da nga leen di manipuler daan da ngay defi ay récupération politique muy de gauche de droite ou du centre nax nga sa bopp nañu dajaloo léegi élan bi ñu amoon bi Covid bi ñëwee ba ñu dajaloo élan bi ñu am ci victoire sénégalais bi ñëpp jàppandi ko nañu xam ni loolu énergie la l'énergie nag ne se détruit pas l'énergie se transforme mën na nekk chaleur nga def ko lumière donc il faut qu'on se rende compte que l'énergie vitale existe am na ay attentes yoo xam ni sénégalais yëpp léegi bu fekkee ni dañu bëggoon ndax am nañu jom wala amuñu ko am nañ jom leer na am nañu bëgg nañ lu baax leer na am nañ détermination jëli ko leer na lu ñu manqué moom mooy orientation bi nga xam ne suñu leadership yi moom la mën a am que ce soit dans l'opposition que ce soit dans le pouvoir parce que affaire politique du affaire sànnante xeer toppal ma toog affaire jariñ askan bi la nañu def ni Aliou Cissé. waaw waxaw sànq est-ce que justement gestion équipe nationale bi CAN bi commencé ba victoire bi est-ce que modèle de management la pour gouvernement yi. amul werante mais Aliou Cissé gisoo fi mu dem ni dama fiy teg sama cousin wala sama frère wala sama mbokk gisoo fi mu ni damay siis sama mbokk tamit parce que même bu amee mbokk boo xam ni mën na liggéey mu liggéeyloo ko du seet lu ci nit di wax loolu mooy njiit parce que lu ko déterminé woon mooy les objectifs gestion par objectif la def kenn toogu fi léegi naan mosoo dégg ñu naan Aliou Cissé jël na kii parce que kii la wala lii la non loolu nag décomplexe li ñu war a décomplexé wu mooy loolu moom mooy gàllaaju politicien gàllaaju njiit mooy résultat Aliou Cissé won na leen ni ñuy liggéeyee te lépp modèle la
fonction de transformation bi mu def dans l'équipe sénégalais yëpp ànd ci ba mu yóbbuñu le même esprit fonction de transformation mën nañ ko transposer dans le développement économique et social def ko ci secteur bu nekk def ko ci gox bu nekk ba pare nag booy jël nit ñi nga jël ñi nga xam ni ñoo lay permettre nga réussir ça mais ñi nga xam ne ñoo lay tàccu naan la yaa fi gën a même boo gënee ñaaw ko àddina ñu yaa fi gën a dàq. ñooñu ñooy iblis ñooñu ay seytaane la. moo jël compétence. waaw da ngay jël nit compétent. ñoo xam ni wutatuñu dara. ñoo xam ni politique taxu leen ñu naat. ñoo xam ni seen teraanga am nañ ko. ñooñu ñoo la mën a jëriñ. loo def leneen yaa ngi nax sa bopp. parce que gis nañ ci équipe bi ay joueurs c'est vrai ay stars wax nañ ko yëpp waaye dama gis Arsène Wenger naan moom su coupe d'Afrique bi ko gën a yéem ci joueurs yi mooy Saliou Ciss latéral bi nu muy téye elam bi di yéeg di monter di verrouiller di def parce que yooyu genre équipe yooyu boo ko amee da nga am genre toli yooyu. mais gis nga xam nga man dama naan football man bàyyi jàng moo tax sama papa tere ma football mais ñi ma naan footballal ñoom Badou Gueye Baye Touré ñoo ñëpp Linguère dañ naan football mais lu ma gis ci football moom mooy équipe la. équipe dafa mel na ni ko yàlla bind ni yàlla binde sa corps sa yaram bi nga xam ni dafa am xol. dafa am ay poumon dafa am nooy respirer dafa am ay intestin loolu organisation boobu moom la yàlla jëkk wàcc ba mu sàkkee nit moom la ñuy reproduire nga defar oto noonu la demee nga defar ordinateur noonu la defee équipe boo mënti def dafa war a am système boo xam ni élément bu nekk dafa am soxla dafa am solo ci système bi bu ci amul système bi daanu. bu système bi ci boppam lu nu mën a justifier boppam mooy éléments yi ak nañ leen dajale loolu mooy organisation boo xam ni amul benn même remplaçant yi ci banc bi am nañu rôle. am nañu rôle ingénieurs yi loolu la ñuy tuddee ingénieurs yi bu tubaab di wax dafa ingénieur loolu mooy dafa mën a affaire yi boole yi nga xam ne dafa manko boole yi nga xam ne dafa méngoo mu tegle leen pour que mu bañ a am benn yatus benn raq-raq que lépp dox. man gis naa fa joueur yëpp man gisuma benn joueur Sénégal boo xam ni il n'était pas au niveau mondial gis naa boy bi Abdou Diallo mais daf ma impressionné. waay boy bi mën na nekk position arrière centrale 60 secondes encore mu mel na Johan Cruyff du temps de Ajax Amsterdam se retrouver dans la surface de réparation Sadio Mané mais Sadio mooy Sadio Jom. Sadio bi nga xam ni am na xaalis di dem di defaree infrastructure sociale ak sanitaire yu nga xam ni nguur moo ko war a defar. mu ñëw yéene ko dëkkam. gis nga dem na fi raté na penalty dafa raté penalty ba ni sama jabar ñu ngi xool match bi du ñu pare match bi te demul fayu ba léegi ba muy tiire dutewul ñëw na dugal ko loolu esprit de corps boobu mu am. loolu joueur yëpp a ko amoon gis naa ñoom Diaw Baldé ñi xam ni football ñuy bare mais gis naa ni ñu doon supporter équipe bi nu seen esprit de corps di communiquer ak ñi nga xam ne ñi ngay football ak yooyu c'est-à-dire c'était une unité de corps et l'unité de corps toute la nation l'a eu léegi il faut qu'on capitalise là-dessus parce que comme on dit l'absence est à l'amour ce que le vent est au feu. Il rallume le grand. Il éteint le petit. C'est clair kenn du ci teg baat c'est la meilleure conclusion jërëjëf Pape Demba Thiam ma fàttali auditeurs yi yow économiste nga spécialiste de chaîne de valeur liggéey nga banque mondiale liggéey partout Ghana tey zone industrielle ba fa nekk bu amee décollage yow yaa ko def foofu yaakaar naa ne compétence nga pour aussi réew mi bu fekkee dañuy bëgg yaatal réew mi liggéeyloo nit ñi pour nit ñi am liggéey def impact ci coupe du monde bi Sénégalais mel na yow bëri nañ ci àdduna. nguur gi war na mën a xool ak ñoom waxtaan ak ñoom pour ñu xool nañu mën a avancer loo réew mi loolu rek moo am solo bëccëgu jàmm ak salaam